Le jour de la fête de la Korité, fin du Ramadan, il demanda aux fidèles de se dépêcher, de se joindre rapidement à lui pour la prière. Il déclara: « Si vous ne vous dépêchez pas, je ne pourrai pas me rendre au lieu de la prière, car je suis presque un mort. » Ce jour-là, son lieutenant, son futur remplaçant, son fils Seydina Issa Rohou, Lay, était absent. Il était dans le Cayor dans un village appelé Gakam. Au milieu de la matinée, il s'habilla de ses plus beaux vêtements, entoura sa tête d'un turban blanc, puis y ajouta un turban noir et sortit vers la foule tous habillés de blanc. Il était parmi eux comme un soleil parmi des lunes. Son turban s'apercevait au-dessus des têtes de tous les fidèles, grands et petits. Il se dirigea vers le lieu de la prière de Korité. Il marcha et dès qu'on sortit de sa maison, il s'arrêta à cause de l'intensité des douleurs qu'il ressentait et déclara: « Si l'on disait qu'un mort peut diriger une prière, cela paraîtrait étonnant. Je le jure par Dieu, je suis un mort. » Nous continuâmes à marcher jusqu'à la hauteur de la mosquée. Il s'arrêta une seconde fois et dit: « Moi, je suis un mort. » Puis il posa les deux bras sur les épaules de deux disciples pour s'appuyer sur eux et marcha jusqu'au lieu de la prière. Aussitôt arrivé, il s'assit, la sueur coulait abondamment de son corps. Il attendait ainsi que tous soient là présents, hommes, femmes, adultes et enfants, afin que personne ne rate cette prière qui devait être sa dernière prière de Korité. Peu après, il me dit: « Maktar Lo, qu'est-ce que Djibril, l'ange Gabriel, avait dit au prophète Mohammed en pareille circonstance ?» Je ne répondis pas. Il me répéta la même question une deuxième fois, puis une troisième fois. Je ne répondis pas. Il me dit alors: « Ne lui avait-il pas dit: « Approche-toi de moi ?» Je lui répondis: « Oui, mais je ne savais pas où il voulait en venir. C'est seulement plus tard, après sa mort, que je le sus. » En effet, lorsque l'envoyé de Dieu Mohammed, PSL, fut très malade et sur le point de quitter ce monde, Djibril est allé vers lui et dit: « Ton Seigneur t'envoie ses salutations et te demande quelles sont tes préoccupations. » Le prophète lui répondit: « Dis-lui que mes soucis et mes préoccupations, c'est le sort de mon peuple. » Djibril retourna auprès de Dieu et le lui dit. Le Seigneur lui ordonna: « Va et dis-lui que son peuple sera en sécurité le jour du jugement dernier. » Lorsque Mohammed entendit cela, il fut heureux et joyeux. Sa joie était grande. Il dit alors à la mort: « Approche-toi de moi. » C'est ce qui se produisit ce jour-là avec Seydina l'Imamou, et qu'il voulait me faire savoir. D'ailleurs, l'envoyé de Dieu Mohammed, PSL, avait dit: « Le Mahdi suivra mes traces et ne s'en déviera pas. » Qui peut suivre les traces du prophète sans en dévier, si ce n'est le prophète lui-même? De son côté, l'imam Oulaya disait: « Si vous voyez en moi un comportement ou des actes qui s'écartent de ceux de Mohammed, sachez que je ne suis pas le vrai l'imam Oulaya. » Or, nous n'avons pas vu son comportement ou ses actes s'écarter de ceux de Mohammed, de ceux que nous savons par l'intermédiaire des livres et des hadiths. Baay Saxiir ne xerawlu leen ma deeti way Limaamu Laay mi jara way marché Seydi Roohu Laay jantum ngëneel ba suuxi na Limaamu ne ba mu naree feeñ Limaamu ne na jullikaay booba ñuy wax ca Ngor ne mooy bu Seydina Xaliilu Laay am na fay at yu yàgg na Seydina Limaamu ne na lu paase junni at yu wóor guddi gu nekk mu ngay wër addina ji ci bépp boor lépp di seetlu addina Seydina Limaamu Laay ne ba mu naree feeñ seet na xeet wa lu bare gisul lu ëpp suturaale bu ci xeeti addina moo tax mu feeñ ci ñoom di woo addina penku ak sawoo nit ak jinne la boole woo naan jaamu leen Xaalixuna Seydina Limaamu Laay bésëb dimanche la mbir ma ñëw ca moom mu yëkkati ca kaw kalaama taxmiidin ca kaw di sant Allah rabbana naan
an jant feeñ na yeewu leen waxaala naas wal ixwaan jinne ko jàpp sangi leen ko fi aw saani jaddina ndijaay ja dem ca mbaar ma toog waa mbaar ma naan ka bu fi toog fajil li ma muy doora toog sa doom ju baax ji jommi na ndijaay ji ñëw limaamu naan waa penc mooma ñu nga naan limaamu dof na jummi na dañoo gëlëm fi am rina waaye mu ne jàkk ndijaay ji ne ko ndijaay mbiri ci man boo ko bëggee xam wutal yóbbal te jóge Yoof jublu Makka boo yeggee ne leen am naa koog jommi naan ndijaay boo yeggee Makka ne leen limaamu moo deew turam laq naar bayi naam man de yéem naa ci ay mbiram kon ñu solool amrana ndijaay ji naan ko lottana ci loolu xaala sayiduna limaamu ijlis hindana la tastami jwalana moo bàjjanam bañu daan waaye maam Adama te naan ko sange ma yaari milaan yu weex te gëm xaalixuna te xam ne yàlla mi boroom jox na la doom judul moroom adduna leenu xam limaam leen am moroom ci àddina te woo jigéenam bañu daan wooye njaay jaw Seydina Limaamu Laay woo jigéenam bañu daan wooye njaay jaw te dullu naan ko sange ma yaari milaan yu weex te gëm xaalixuna macha allah kenn du Seydina Limaamu alayhi salaam comme Cambérène. ñu ngi nii mel ni ku nekk Cambérène bàyyi laay Muhammadu Rasulullah incha allah fii ci Musdalifa xas sa xol ba muy fayaa gaañi lu ci lu bon nga dindi ko nga nekk saaba door a baax lu ci lu baax nga dolli ko raxas sa xol ba muy fayaa lu ci lu bon nga dindi ko nga nekk saaba door a baax lu ci lu baax nga dolli ko mani gaañi raxas sa xol ba muy fayaax lu suy lu bon nga dindi ko nga nekk saaba door a baax lu suy lu baax nga dolli mani kon ñun ñii aywa ñun ak sunu jëf bu ëllëgee kenn du ko laaj mag ñi ñun lañ koy laaj kon gaañi raxas sa xol ba muy fayaax lu si lu bon nga dindi ko. mu ne bala ngeen maa xam. ngeen nekk ci waaj jëm ci dee. waxul sukkuraat ngir ne sama waa kër duñu sukkuraat. di yëkkuñu di la téye. ah taalib boo ko ci def de am na yoo def. kër gi daal li ci gën a bari moom day dafa nelaw rek doxe fa. waaye di yëkkuñu bés di naj. ñàkkul loo def de mag ñi xool ko rek naa ko jàlle noo Limaamu Laay sa waay du jaaxle la bàyyi laa di jóg nga xam rek ndax buñ ko mësaa wax lu ko neex day yëngu mag ñi naa ko jàlle noo Limaamu Laay sa waay du jaaxle mu ne bala ngeen maa xam malaaka yi ñu leen di tudd yëpp teew waaye ñu naan ko jàlle noo Limaamu Laay sa waay du jàlle bala ngeen naa xam bàyyi laay ne malaaka moom muy jël si lu ñëw fekk ma toog ak yéen mu dem a gis te du ngeen ko gis yéen mu tàllal loxoom roo wekk kol boppam di rifqin ci ndànk dal ca sarbet boobu jëm àjjan ñu taxañ ko ca ngeen xaaraate mu dis nag sunnatul xabri lëndam ak bàmmeel ma ngi naka jàlle noo Limaamu Laay sa waay du jaar bàyyi laay ni lëndam ak bàmmeel googa
dana ma faranka laa ci biir kanam nañ la jëkkam jolloo mu ne lu naaw ci limaamu laay sawaay di bay laay na nga tudd ci sa lal wala ca suuf wuru yi sa borom limaamu toog ci sa penk nga di ko gis mu di la gis moo taalib buy fa bu jëm àllaaxira janoog bàyyi laay ci mu néegam ndax xelam dalul waaye tontu leen di waaj ci sa kawam lal na xëfeet janoog bàyyi laay mu toog sa xel dina dal waaye ñu naa ko jàlle noo limaamu laay sa waay du jàlle bala ngeen naa xam bàyyi laay ni malaaka moomu jël si lu ñëw fekk ma toog ak yéen mu dem a gis te lu ngeen ko gis yéen mu des nag sunnatul xabri lëndam ak bàmmeel man ngeen naka jàlle noo limaamu laay sa waay du bàyyi laay ni lëndam ak bàmmeel googa dana ma faranka laay ci biir kanam nañ la jëkkam jolloo mu ne lu naaw ci kaw nga gis ko lu dox ci suuf nga gis ko ngir ak leer bàyyi laay ni yàlla pare na léegi dañoo bëgg ñu daj ji pincam yàlla mu ne du ngeen fa dem nag wala wala dem pincam yàlla mu ne du ngeen fa dem nag yéen kat say naa ni maama laay mu nga naa leen usoorukum maa ngi leen di nemmaku inna muroorikum ilaa mawdil qiyaama seen ak jóg jëm ci bisu taxawaay ba wa zaalika al yawma bés bii yow xasaarati bésu perte la wa yawma bukaayi bésu jooy la wa yawma kidaa wa yawma yadaa la boo xam ne dana sa woote kullu nafsin bi imaami bépp bakkan ka mu toppoon yàlla ni wa kullu taabiw man borom na ku toppe woon yattabi ala man tabi'ahu fi dunya kawi ca ginnaaw ka nga toppoon wa zaalika al yawma déglul kullu taabin yattabi'u yàlla ne ku toppe woon dama taxaw ca ginnaaw ka nga toppoon ma gis mu ne wa zaalika al yawma bis bii yasaru fil fadli xayru xalqulaay bis bii yasaru fadlu xayru xalqulaay ma ni bis bii say naa ni maamu laay ne wa zaalika al yawma bis bii say naa ni maamu laay ne yasaru dana ne dang fadlu xayru xalqulaay dana feeñ fadlu xayru xalqulaay la yoon te bëgg na gaañ keroog wa fadlu moto ne wa zaalika al yawma bis bii say naa ni maamu laay ne yasaru dana ne dang fadlu xayru xalqulaay dana feeñ fadlu xayru xalqulaay la yoon te bëgg na gaañ keroog wa fadlu moto xeetam war nañu gën a gaañ say naa ni maamu laay ne wa zaalika al yawma bis bii yawma tasulu kullu mardiati keroog ki la nampaloon wala ki la nampaloon da ngeen dawante kenn du bëgg sama amada ma tardaat mu ne ki la nampaloon da lay daw wa kullu naasu yadxuluuna danañu tabbi bi safinati Seydina Limaamu Laay bis bi ngeen tiitee déglul teel bis bi ngeen tiitee ba ñëpp tiit ñu déwi sa jant amul ñu déwi sa weer amul ñu fokkati bi déew yi amul yàlla la na ma lépp dana safil waana danañu tabbi bi safinati Seydina Limaamu Laay bis bi ngeen tiitee déglul teel bis bi ngeen tiitee ba ñëpp tiit ñu déwi sa jant amul ñu déwi sa weer amul ñu fokkati bi déew yi amul yàlla la na ma lépp dana safil walal saanu fi fay sori nafatan waayit wa aminatan lardi wal jibaala fa dukkata dakkatan waay ñu ne piip 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 lépp jóg bàyyi laay ne keroog bu mu lëndamee ba mu tàngee ba mu taree ba tàng keroog ngeen xam maay kan dale noo Limaamu Laay sa waay du jaaxle ma ñëw mu ne ndax yéen ki ngeen teg gumba du gumba
ki ngeen defe ne gumba la mooy ki bët yi muuru ngeen seen ka ca tëba muy yalwaan mu ne kooku du gumba bët yaa muuru yéen ki ngeen def gumba du gumba ka nga xam ni bët yi dafa muuru mu yalwaan kooku mu ne du gumba mu ne ko kon nag wax nu kuy gumba mu ne ki gis dëgg te weddi ko kooku mooy gumba Seydina Limaamu nag dig nu bis bii ci njàqare tartar mu leewatalal nu fa woyofalal nu fa leeralal nu fa ba matal nu boppam kenn ku nekk ba na bés la Jibriilu wàcce nan ka baay laay waale boo di saw xeet ñoo di waa Xuraysin tey xayaaru Soodaan ci xeetu wolof fii ci Sénégal mani lébu la Seydi Hadji Malick dee ko wax mu ni giir Xurays bu fekkoon ni dana am ci xeetu wolof mani mooy lébu calan njom lu ga ca fulla ga ca fayda ja ci bañ ku leen yëpp ci xam seen bopp Sëñ Tuubaa nag ku jar a bàyyi xel la waaw dafa wax ci biir xuqal bukaaw ala saadaati amwaatin ni yàlla salla alayhi bi taslimin musawwiduhu bil aali wa sahbi naalul inaayaati yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga julli te nga sëlmal ci sa yonente bi nga xam ni yaa ko ñuulal salla la wax alayhi bi taslimin yàlla na nga julli te sëlmal ala jëm ca ka nga xam ni musawwiduhu yaa ko ñuulal kan la yàlla ñuulal mu ne yonent bi bil aali ñuulal nga ak njabootam was sax bi ñuulal ay saabaam naalul inaayaati ñoo ñooy borom may ya waaye sant nañu yàlla bu baax a baax a baax bu baax ndax loolu nga wax sànq Chérif Assane booba en 62 mooy ko xobu yi yaa Rasulullah te la ka dale arbidias yëpp moo amee iddaayu Chérif yi yëpp surtout ci yàlla nee na booba Chérif Assane ardul ijaas yëpp mooy re idaaya ci sëtu yonent yi te mooy wattu raw du yonent bi nee na te boobu mooy wattu raw du yonent bi kenn waxalu ko de nee na kenn waxalu ko man sax tontuwuma nee na moom sax tontuwu tugguma sa it duggu ci it ndax xam naa wolof nee na ndax xam na wolof te kanu fa yóbbu te ka leen fa yóbbu boobu loxol Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane si mii la boobu loxol Cheikh Tidiane si mii tey la loxaam lool nee na loxoom lool di xaritub Chérif Assane di xaritub Chérif Assane waaye Chérif Assane moo wax ci boppam ne waaye nee na Chérif Assane moo wax ci boppam ne jëmm ji may bëgg a présenté day jëmm ji may bëgg a présenté moom waa ji xam naa ko ndax yaa Rasulullaahi mooy maamam ndax Rasulullaahi mooy maamam deret ji daw ci man ay daw ci moom deret ji daw ci man mooy daw ci moom te yonent bi fii nu toll te yonent bi fii nu toll nekkatu fi mi ngi ci sawu jant mi ngi ci sawu jant mbooleem ku jóge Sénégal nee na mbooleem ku jóge Sénégal yàlla xéewale na la yàlla xéewale na la bés ni tey ñu ne teg nee na ñu ne teg saxeer ngay tontu ko làkk ka ne ko lan nga wax nee na saxeer moo ko tontu làkk ko ni ko lan nga wax mu nekk lii ma wax maa ko wax mu ne ko lii ma wax maa ko wax te bala ngeen a génn arul ijaas di ngeen xam ne yaa Rasulullaahi maamam mooy maamam sallallahu alayhi wa sallam limaamu moo di xayru naas ku bañ limaamu perte nga limaamu moo di xayru naas ku bañ limaamu perte nga gëm leen te wóolu tey dëggal wallaahi gëm leen te wóolu tey dëggal di santalaawu kay ndimbal bur yàlla moo la may rasool nu gëm te wóolu wallaahi